ñuy fàttali rek na ñu ngi dalal ci jotaayu Sénégal 7 Babacar Mbaye Ngaraf di leader Alliance Sauver le Sénégal nekk itam président collectif des impactés par la VDN ci mbirum Aliou Sall boobu dañuy jéem a transiter dugg ci wàllu dossier Petro-Tim bi yow bokkoon nga ci ñi nga xam ne ñoom la ñu njëkk a déglu daanaka sax ki ñu njëkk a déglu. absolument lan mooy sa lien ak dossier boobu lan moo waral ñu woo la pour nga mën a témoigner ci dossier boobu. waaw xam nga dossier Aliou Sall Petro-Tim Abdoulaye Wade daf ko soulever en 2013 ñoom Aliou Sall daal di répliquer bi ñu répliquer ñoom dans leur stratégie de communication ils ne cherchaient pas à convaincre ils cherchaient plutôt à créer l'amalgame et la confusion c'est-à-dire bi li Abdoulaye Wade wax te finalement par des vidéos postées votre confrère Baba Aïdara ñëwaat ci avec des exemples précis convaincants ñoom dañ ni mënuñu cee génn nañ fexe ba mu nekk rek leur parole contre la nôtre ñu gis ni ba Aliou Sall di tontu moom ak ñi ko doon jàppale ci nguur gi la ñu wax au lieu mu leeral suñu xel yi dafa gën a lëndëmal suñu xel yi. ci naka. si parce que dañuy lu benn tontu bu leer indi wuñu ko ñu ne ñii dafa mel ni ñoom dañoo bëgg a def mbir mi won Sénégalais que lii kat c'est une querelle entre politiciens yi ngeen leen ci alors qu'on parlait de nos ressources naturelles à nous ressources yoo xam ni si elles sont très bien gérées et exploitées mën na jural Sénégal am ak koom-koom boo xam ni sunu doom yi dootuñu am benn yitte ki naan du ñu jël ay gaal dem di wuti teraanga bitim réew au contraire waa bitim réew ñoo fii ñëw fii di wuti teraanga ndax gis nañu ay dëkk yoo xam ni pétrole dong la ñu ak gaz waaye niñ ko liggéeyee baax na baax goo xam ne wax ma sax seen richesse tey waaye denc nañ sax pour ay génération yi di ñëw ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yooyu réew la sunu ndaw yi ñun xemmeem ba tax suñu fa bëggee tukki amuñu passeport te ñu am jom lool mu jaral leen ñu songu géej gi tuddee ko Barça wala Barsaq. d'accord ñu ne kon tey ñun nañu fexe mbir mi au moins mu leer comme ña Abdoulaye Wade wax nañu ñoom Aliou Sall wedd nañu waaye li ñu wedd leerul dara am na fa tey benn kuréel buñ sos à l'époque bu tuddoon OFNAC ñu ne kon nañ dem ñun déposer plainte à l'OFNAC pour mu ubbi enquête ci mbiru Aliou Sall mi ak Franck Timis ndax mbir yi kat loo ñàkk xam ne aussi tee na xel lool ñu dem plainte OFNAC dafa nga koy tekkoon remercier au passage def ci liggéey bu am solo déglu nañu ñun ay yoon mu commencé enquête biir réew ak bitim réew indi nit ñi di xaar mu livrer au grand public son rapport ñu dàq ko xel yi gën a téye ku wax dana ma Aliou Sall tontootul waaye ay suufram ñoo koy tontul ku wax ñu saaga la tam la yàlla mi dara teewul def reportage BBC ñëw am yokk ci xar mi karaw gën ñoo conforté ci ñun lañ doon wax lañ doon ñaaw njot tey dëgg la. yow ci loolu sax bi nga gannaaw sa audition yaa ngi wax ni am na ay yenn réclamation bu ñu ko mënee tuddee noonu ni am na ay témoins clés yoo xam ne waroon nañ leen déglu ku ci mel ni Mayeni Jones ak Abdoulaye Wade. absolument Karim Wade. Nafi Ngom Keïta mi nga xam ne bi mu génnee rapport am dàq nañ ko. absolument xam nga bu fekkee dañuy liggéey pour l'éclatement de la vérité Abdou Khadre bi ñu dee sa portable dafa réer képp koo xam ni xam na ci portable bi yoon bu mu jaar wala ku mu gis ko yore portable wala mu xam ki dara di nga ko digloo wala nga seeti ko ñu ne kat dafa am mbiri Petro-Tim bi dafa am mu am ci ay témoins clés bu fekkee dañuy seet dëgg ñu ma sax dem ba mën a woo ñi nga xam ne jàpp nañ ni bu ñu woo sax jàpp ne duñ wuy ji war nañu mën a woo ñi taxaw wax ci wax ju wér encore bu ñu fàtte ni président Abdoulaye Wade mu nekk pas n'importe qui moo nekkoon njiitu réew mi moo génn njëkk a informer le grand public ci affaire scandale Petro-Tim bi. mais si ñoom la tàmbalee. mais raison de non xam nga ñun man nekk ma ci ay kaw ay ku defar dëgg de bu nekkoon sama papa laa wala man sama mag moo bokkal ndey ak baay te jaaru si yoon mais nañu xam ne jaaru si yoon xam nga la ma si revendication l'éclatement de la vérité muy vérité bi ci topp mooy justice. bi ci topp sax xëy na mën na nekk réconciliation dans la mesure Wade bu Abdoulaye Wade moo ci njëkk a wax te ku ne xam Abdoulaye ba mu ciy wax la mu doon def mooy défendre intérêt Sénégal parce que Wade nag xaaru arrivé au pouvoir c'est que xeexal Sénégal ma jàpp ni dans la mesure où le président Wade bi mu doon wax la ko taxoon a jóg mooy défendre intérêt Sénégal waaye ko suñ ko dégloo dana ci wax lu mu ci xam
Karim Wade pourquoi parce que am na sax ñoo xam ne dañ ko gisee neneen fekk ne Karim Wade pourquoi parce que Karim Wade moo nekkoon le ministre bi yore woon secteur bi Franck Timis moo wax ci journaux sénégalais yi mu ne dafa doon topp ci ginnaaw Karim Wade ba tay di daw pour mu signer ko contrat bi Karim Wade bañ waaw ma ne kookee suñ ko dégloo mais dina wax ni effectivement dama bañoon parce que lii ak lii ak lii ak lii moo nekkul lu baax moo nekkul intérêt Sénégal moo tax ma bañ. mais Karim Wade ak ni nga koy tongalee est-ce que mën nañ ñëwaat pour mën a témoigner. xam nga bi ñu soxlaa Karim Wade ñu baa ñu soxla gis ay mbiram fu ne wër nañu fa bu ñu fàttalee bi ñu bëggee dugal Karim Wade dem nañu ay commission rogatoire dem ci àdduna bu ne fu nañu dem fa ma jàpp ne aussi mbir mi fekk ñor na leen noonu Karim Wade war nañu ko mën a seeti wala ñu wax mu ñëw fi ñu wax mu wax leen te là aussi précision la parce que ñi ma ci wax bari na waa Ngaraaf ñun on ne comprend pas pourquoi c'est Karim Wade ak Ablaye Wade mais dama jàpp ne xeex bi c'est le combat de tous les patriotes te muy Wade di Karim li ñu mës a dig di ko dundee mooy patriotisme ak aussi défendre intérêt Sénégal ma foog ni ñooñee ku leen woo kii nga xam ni moo génn kaas ko dana wax lu tax mu kaas ko kii bañoon dama ko signé dana wax la moo tax bañoon di ko signé ma ne également mais Baba Aïdara def na ci ay vidéo yu am solo xam-xam bi rafet na ci macha allah bu fekkee ñun ñëpp nag dafa am dëgg moo réer ñu koy wër bu ñu xeeb benn loxo ci jax ci wër ci wàllu tey ci jeex bi rawatina am na ci loxo yoo xam dañ cee am solo moo tax ma wax kon nañu wax Ablaye Wade nañu wax déglu Karim nañu déglu Baba Aïdara mais également Nafi Ngom Keïta bu ñu fàttali Nafi Ngom Keïta jamono Macky Sall di santaane IGE pour mu gëstu mbiri Petro-Tim bi en 2012 boobu Nafi Ngom Keïta mi ngi woon IGE kon am na lu mu ci xam mu jógee fa ñu fal ko yóbbu ko OFNAC ñun bi ñu yóbboo suñu plainte moom mu nekk président OFNAC gëstu ci enquête ko am na lu mu ci xamaat ma foog ne ku am ñaari xam-xam yu toll yu toll noonu ci mbiru mel noonu waaye bu nekk dëgg réer ñu koy jeex sa loxo am na ci solo lool. inspecteurs yi ñuy wax mooy ñoom Gallo Samb Omar Sall tur yaakaar naa nga xam ñoom ñoo bindoon def ay recommandations ni non seulement ñi bu ñu leen ko jox waaye wala leen sax topp ba topp ñenn ñi nañ déglu ñooñu mais en lieu et place qu'est-ce qu'on nous sert ay ñoo xam ni amuñ ci benn solo dañeen di woo rek ñuy xas nit ñi naan ñi xamul ñoo ciy wax ñun dugguñu ci xam-xamu technique loolu bàyyi nañ ko techniciens yi ici il ne s'agit pas d'un débat technique il s'agit d'un débat sur ñoo xam dañoo jël lu Sénégal bokk ñu wanteer ko tey jamonoy dox ba mu feeñ ni def nañ ci ay lubal ñu ngi ci wax ci wàllu guerre foofu it ma leeral ni dañoo bëgg a changer débat bi di wax affaire Mayni Jones ak ay $250,000 xaw ma lan. oui c'est ça du compte Agritrans loolu Alliance Sauver le Sénégal binduñu ko te jàpp ma ni benn Sénégalais bind na ko loolu Mayni Jones moo ko leeral Sénégalais yi à travers son reportage ma ne waa kon loolee xam nga lan lañ bëggoon woo nañ gaa yi mais gaa yi ñoo daw res waaw du xaar yow boo ne par exemple non caabi bureau bi bàyyi naa ko ak Demba ñu wala ëllëg ñu la non yow yaa waxoon ni bàyyi nga portable ak Demba da nga naan déedéet da nga naan waaw da nga leen déedéet wax ma loolee li ma wax mooy caabi bureau bi bàyyi naa ko ak Demba xam nga lu ñu bëgg léegi bu ñu ne Abdou Khadre daw na res daw res de mais liñ la bëgg a tuumaal loolu nga deful Mayni Jones fii kenn mosu fee wax affaire ru $250,000 yoo xam ni dafa jógee ci BP Franck Timis dugg ci compte Agritrans loolu encore man de mosuma ko dégg ci kenn man ci Mayni Jones laa déggoon mu wax ko ma ngi leen lu su ko bëgg bu leer da ngeen di seeti Mayni Jones wala ngeen woo ko mu ñëw. ndax moom it yow bi nga génnee ci audition bi dëggal nga accusation de corruption ya nga xam ne mu ngi concerné 150 millions de francs CFA. waaw mais loolu xam nga dama dëggal ko. parce que dafa am ko jege Aliou Sall lool jege magam muy Mamadou Kassé. te moo ñu ko wax. le ministre conseiller. waaw moom moo ni toog nag Aliou Sall en privé Aliou Sall ni ko effectivement compte boo xaalis boobu am na waaye du woon pour loolu pour leneen la te Aliou Sall dafa taxaw wedd loolu amul xam nga nag man su fekkee damaa wax ñaari wax ñu wóoroo loolu doo gëm sa benn wax kon tey wax Aliou Sall man dàq naa ko parce que Aliou Sall boo ko seetloo depuis le début de cette affaire là lu mu wax rek ci minute à la minute près gars yi génne preuve contraire lu mu wax. looloo tax nga ne luñ ko tuumaal rek moo ko def. justement man su fekkee yow lu ñu la waxal nga weddi te chaque fois ma gis la nga weddi dëgg la damay dootuma gëm sa dara kon lu ñu la tuumaal jàpp naa ne yow la loolu sax du question débat bi fi tey mais li mu bëgg ñu xam ko rek mooy Mayni Jones gars yi dañ koy indi ci dossier bi boo ñu laaj ay question mu lu ñu jëm a gis que soo ko weddee après ñu jaar seen yenn xaritu pour journalistes yi am na ci ay xarit na je ne dis pas tout le monde
l'essentiel des journalistes font le travail correctement waaye foo dem aussi am na ñoo xam ne ci wut ay gars yàq der daan ni di duggoon na fi waaye daw na res kenn daw res ci lenn ku ci nekk fi man ñi ma xamal ñi ma waxal ñëpp man ba ma ñëwee la mu njëkk a wax mooy lan lu ma waxoon dañu ko liiral ma ne li ma waxoon dig yëpp ci la maintien te après nit ñi dañuy déggante ñi nga xam ne aussi bokk na ñoom xeex bañ fa demee loolu lañ fa waxaat li nga xam leerul te jib laaj ñu ko leeral nañ ko bëgg naa ci aussi profiter ci occasion bi ñaawlu lool ñàkk wuyu Souleymane Ndéné Ndiaye sous le prétexte que ni c'est un ancien premier ministre bi bu nekkoon sax un ancien prophète ba dana jàpp ni mbir mi ñor na parce que Souleymane Ndéné ba nekk premier ministre nekk premier ministre malaaka nekk premier ministre jinne premier ministre sénégalais yi la tey sénégalais yi soxla dëgg dama foog ne sax ne serait que par respect aux sénégalais war na ma dem wuy ji wax fa la ma xam. mais justice aussi moom lan moo tax. citoyen simple yi di dox ci kawam. muy toog di seetaan. bonne question très bonne question xam nga nguur gi kan lañ gën a bëgg a tey ji toroxal ñàkkal ko fayda mooy justice sénégalais yi dañoo wegoon loolu justice mais sunu nguur gi dem na ba seen doxalin tey ñu commencé dafa mel ni ñoom dañoo am plaisir dañu am bànneex ci di néewal doole justice. dañ koy fowal te ça ne date pas d'aujourd'hui. man dama foog ne bu Souleymane Ndéné Ndiaye ñu woo ko ci mbir mu toll ni sénégalais yi mooy du wuy ji indi ay prétexte naan ancien ma ne boobu ne sax ancien prophète maa mu nekk ancien xam nga sax laa ko mën a tuddee waaye dama foog ne par respect aux sénégalais nga xam ne dañoo soxla dëgg xam lan moo xew dëgg seen mbir yi ku ñu woowal si te nga xam war ngaa mën a dem rawatina ku ñu woo beneen question mooy par respect au président Macky Sall mi ko tey nommé mu ne man kat naa dem bu juge ndax jox cër Macky Sall jox cër magistrat yi surtout nag mu nekk avocat seq ak ñoom liggéey man damaa xawaral ñaari mbir muy ba mu bañee wuy ji aussitôt président Macky Sall waroon naa jël ab sanction contre lui waaye defe ko kon dafa cautionné ñàkk fayda gi mu ñàkkal fayda justice ak yëpp gi mu yëpp doyen des juges waaye nag ça ne date pas d'aujourd'hui ndax boo ko gisee Moustapha Diop dafa nekk ministre Cour des comptes def seen liggéey dem seeti ko dégg nañ ñi ci presse bi mu xas leen bañ ñu tot dara fekk ko ci des gars yoo xam ni il ne faisait que leur travail te fii da lay wax sax képp koo xam ne dafa nekk ci yoon dans l'exercice de ses fonctions am ñoo xam ba leen songoon nañ ñi dañ lay topp ndax outrage nga def. Finalement est-ce que am nga confiance ci justice bi pour que mu indi lu leer. def liggéeyam normalement comme il faut pour que sénégalais am lu leer ci dossier boobu. waaw loolu juste dafa dépendre rek juste mën nañ ko nag xam dañ ko def am déet waaye sama xel tee na ci mais li ma la wax que ne nguur gi dañu taxawal ci toroxal may saa yeblu leen Moustapha Diop gis nga ko fi ba Cour des comptes seetee dañ leen traité nga gis fi aussi Serigne Mbaye Thiam dans l'histoire bi ko opposé woon ak élèves maîtres yi Cour suprême génn arrêté mu jël arrêté ba sànni ko fële coow li bari na. waaye la ma waxoon ba tey moo am ba tey élèves maîtres ñu ngi en chômage ndax dañ leen dàq waaw bu fekkee ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy jiite ànd ak président bi xam dafa prêter serment waat ni dina respecter la loi waaye dina veiller à ce que aussi ñu respecter la loi ci njabootam di jalgati loi mu ànd ci ak ñoom loolu wax ma yaram bu daw mais gàcce sax ci réew mi. d'accord ñu xool également yeneen i nit. xoolal Farba Ngom fi mu fi taxaw wax yi di mu xasee. di ànd nag mu ni sàngam seet benn homme d'affaires mu am lu ñu jox Moustapha Cissé Lo yaa koy dégg tey mu wax ci affaire ku mu nekk rek lu neex wax après dara loo ci fekk parce que ñii ñoom ñoo toroxal ñoom ñoo néewal doole justice xam nga dama naan gars yi da ngay dégg souvent bu ñu jàppee benn nit ngay taxawal benn mouvement bu tey ñu jàpp Karim Wade ñu ne mouvement libéré Karim bu soit ñu jàpp Khalifa Sall ñu ne mouvement libéré Khalifa Sall. mais ci biir loolu monsieur Mbaye. tey xam nga li nga def ah s'il vous plaît. tey dañoo war a taxawal benn mouvement boo xam ne ça va impliquer tous les Sénégalais muy mouvement libérer la justice parce que jàpp naa ni suñu amul une justice libre et indépendante tout le monde est en danger comme c'est le cas aujourd'hui Sénégal tey mooy réew boo xam ne kenn nit ñi mënut a waat ni këram lay fanaane bu neexoon Macky Sall léegi ñu dem Rebeuss bu neexoon Macky Sall rek moo xam tey jii ku mën a fanaan këram ku ko neexul. mooy buur di bu mi. egg nañ ba ci sax le Sénégal nekk le seul pays où amul benn homme politique bu mën a waat ni danaa bokk élection yi di ñëw quel que soit par ailleurs ndax remplir naa conditions yaa wala déet ndax lan parce que c'est le président en exercice qui se choisit ses propres adversaires gis nga élection yi passé ni ñuy def ba dax yéen adversaires yi suba
jàppal li ma wax di nga dégg Sonko dinañ fexe ay mig mag ba fexe du bokk élection yi di ñëw.